ci émission bi ci Macky Sall nga jóge da ngay gisee ak moom lool bokk ci ñi ko gën a jege lool. léegi moom kaar nag bu ma catu. léegi lu mu xalaat ci gaa yooyu waaf. lu mu la ci wax xam nga boo ma posé question ci biir dem plateau lan la président de la république xalaat mooy damay. loolu dara garaawu ci. déedéet bàyyi leen garaawal bu ñu waxee ngeen naan état loolu dara garaawu ci. c'est pas un problème d'état sax mais yow mii boo jógee sa kër. ngay ñëw fii émission ñuy bokk toogaay am nay question yoo xam ne duma la ko laaj nag wax dëgg yàlla nag li nga xam ne lan la Macky Sall xalaat ci loolu ma ñëw fii wax ko ci plateau su ma paree yaa ma njëkk a weddi nag. non même pas. ah si. y a rien de. li nga ma wax ak chef de l'état président de la république mu wax la leen benn doomu aadama mënu laa wax ne lan moo nekk si boppam kenn. yow sax du la wax. luy man ku dul man chef de l'état c'est une autre dimension. kooku du affaire caaxaan li nekk si boppam nee naa la ku loo ko wax rek surtout ku mel ne Macky Sall bul yóbbu affaire yi tamit fu mu yeggul. non moom la chef de l'état la modestie la humilité efficacité intelligence. ma ne du weesu loolu. surtout modestie humilité. modestie. waaw oyof. waaw mais bul ça ne veut pas dire que boo oyofee da ngay génne li nekk si yow di ko wax loolu mooy sa oyof kay mooy nga wax ak ñi nga waxal. modeste yaatu ci sa gis-gis ñi nga xam ni jàppale wuñ Macky Sall. bi dëkk bi yëngoo ñu waaf. waaw yow ci sa gis-gis ñooñu lan moo war ci ñoom. en tout cas daal man yoruma commission de discipline de l'APR mais man sama jëmm bopp engagement politique day mot soit 100% la wala nga bàyyi man xaw ma engagement 98%. 2% yooyu xaw ma foo koy réserver un loyauté dafa war a nekk 100% te tamit même 100% bi bu nekkee 101% 102% aussi am na calcul. man loolu laa xam ci engagement. boo doon Macky nooy def engagement. boo doon Macky Sall nooy def 100% la warul nekk moins warul nekk plus bu nekkee moins y a des problèmes ci yow mi nga engagé bu nekkee plus y a des calculs yoo xam da nga koo nëbb te waxoo ko loolu la engagement bu nekkee plus rek y a des calculs cachés man dama xam ci engagement 100%. calcul caché mooy ngarale. mooy yaa ngi ànd ak nit ki te fekk yaa ngi sóoraale leneen. kooku nag booy ut première noonu waa jaa ngi noonu. est-ce que identifier ngeen leen bu baax. on n'est pas en c'est que xam nga suñu mbirum parti nag duñ ko fii xawi nag suñu mbirum parti wax la fii ak lii wala lii mais na la leen un chef de l'État président de la République au courant de tout lu gën a bari lu mu gën a bari ci wàllu dundum réew mi wala situation Sénégal xam na ko donc xam na ñii engagé wul te même ñoom ñi ci seen bopp waa APR ku ne xam nga lan nga def. nu mu leen def da leen di dàq. wuy ma. ku ne xam nga lan nga def bu dee da nga engagé wu 100% ñi nga xam ne dox ak sa doole xam nga ko bu dee yow engagé woo defoo dara da nga doon toog di seetaan wala sax génnee dërëm sax di bokk ci ñuy yàq xam nga ko te loolu nag na la leer na ni nga ko xamee yow du ñàkk moom it mu xam ci 1 ou 2%. léegi damay par rapport laaj sa ñi nga xam ne xam nga loo def ñi nga xam ne dañoo yor ay poste te defuñ li leen war ci seen gis-gis défendre ñu xam nga mbirum responsabilité kooku confiance du chef de l'État la dama ne bu doon yow nooy def da ngay comprendre rek bu doon yow nooy def déedéet bu doon man may lan laay def dodul man nag. bu doon yow nooy def bu fekkee du man nag nan laay def comme léegi bu fekkee ne man nan laay def te du man engagement bi ma yor dama ko assumer keneen ku engagé wul moom ci boppam nee naa la kenn mënu laa wax li nekk ci bopp du chef de l'État mënul nekk da ngay wax loo xalaat rek wax la loo xam wala lu mu la wax tuuti ci moom nga foog ne considération bi mu la jox ko kenn te boo wonee ginnaaw. mu delloo porte bi recevoir keneen wax ko loo xam ne lu mu la waxul c'est ça que fonctionne un état noonu la état di doxee. c'est que booy wax ci état da nga koy fuural boo xam ni. moo am non. l'état c'est quoi xam nga fii bii fii laa toog TFM waxtaan ak Pape Ngagne ma ne leen état du nit mais mbir bu garaaw la. non xam nga yooyu ay kii la rek. ay kii mooy lan ay kii la kay état kay kii la mais kii bu garaaw la. lan nga mën a joxoon ni lii mooy état bari na. décision chef de l'état dafa doy waar lu mu décider rek bu ci yàlla àndee c'est ok ku mu ñi xoolal ñi fi nommé yépp kenn ku ci taxaw dinaan am naa ndombol tonk bu ko neexee dans la nuit demain toogatoo sa place keneen ñëwaat léegi def la passation au service ñëw wutu la loolu ça c'est l'état loolu ci gën a tuuti nag. léegi dañoo jëm ci remaniement ministériel am déet. loolu moom xaw ma ci dara. lu jaadu la am lu jaaduwul la ci sa gis-gis. déedéet loolu mënuma la ci wax dara remaniement ministériel loolu c'est pas mon programme moi
man engagement politique laa yor lépp dama koo jël laxas ko taxañ ko ba mu baax. mais finalement jëbal ko Macky jege gi nga Sall jege Macky Sall ban njëriñ la am. est-ce que man dama jegee Macky Sall pour di fi ñëw ci télévision di wax. loolu sama jegee Macky Sall bi pour ñëw di fi di wax ci télévision li ma xam ci moom wala li ma nar a def wala moom lan la nar a def loolu moo jegee nit Babacar yow tamit nag réfléchiral nag yow tamit nag yàllaa ma boole ak moom. est-ce que remaniement ministériel bi pour tontu bu gaaw lu jaadu la am lu jaaduwul ci sa gis. loolu lépp nee naa la am na mbir yoo xam ne man du ma jiitu chef de l'État ki nga xam ne man dama jël mbirum engagement politique jox ko lu xel moom saa yu waree remanier du ma ci xaar nii sama xalaat décision boppam lay jël remanier loolu mbirum boppam la. il y a des choses domaine réservé au chef de l'État. bu ñu doon changer di renforcer yenn. am na ay question sax boo koy poser pour man def may jaaxal yaakaar damay dem ba foog na sa niveau dépassé na foofu xam naa ne kuy def émission ak man da ngay defaru c'est clair. parce que attention journaliste buy def émission nga xam ne ne mën nga war a jàkkaarloo da ngay defaru. mais yow yaay kan loolu xam naa loolu yow yaay kan. Farba Ngom la. alors. oui. alors. mooy lii nii parce que question yi ngay posé nii defaru bu ba nga xam ne ni nga defaroo toogaay boobu dañ ko war a xoolaat parce que ay question yoo xam ne man mënu ma ci concerné wu ma benn mënu ma ci répondre loolu ça c'est un domaine réservé au chef de l'État. problème remaniement d'un gouvernement ministériel. en tant que politique. war nañ la mën a laaj war nañ la mën a laaj. homme politique la mooy li ma la wax rek. defaru boobu. tey ji gouvernement bu ñu ko doon defaraat fu ñuy renforcer lu ñuy wàññi lu ñuy ci sa gis-gis ci sax xam-xamu politique. déedéet yow da nga ma posé ndax dañuy remaniement wala duñu remaniement man ne la loolu. bu doon am laa lay wax. ay domaine réservé du chef de l'État la posé ma na nga may posé question d'actualité ma répondre si. loolu actualité la ñu def une belle émission. mais en parlant de président day remanier wala du remanier. da nga defaru mais defaru bi. xoolaat ko trop. est-ce que Babacar non di nga ma bàyyi est-ce que poste premier ministre par exemple. waaw ci ni réew mi doxee Macky Sall soxlawaatu ko xanaa déggoo Farba Ngom lu muy wax man j'ai un engagement benn engagement la yor ci wàllu politique man. xaw ma kenn indiwaat premier ministre du ma ko nekk. bañ a indiwaat premier ministre duñ ma laaj. kan wax ñu ci sa xalaat waaw léegi lan moom laa lay wax nag du ma la wax kan mooy nekkaat. donc non laajuma la loolu. ndax dafa war a ñëwaat wala ñu war a ñëwaat loolu doo ko am ci man parce que man engagement bi ma yor dama koo jël jox ko kenn wàllu politique. nee naa la politique c'est comme l'armée wax naa ko fii waxaat ko fii munoo am engagement ci wàllu politique diw laay jàppale am liberté ne man lu ma neex laay wax lu ma neex laay def kon nag du dëgg ci yow engagement dafa am lu mu laaj. boo amee engagement ci wàllu politique da ngay sincère lool doo jiitu doo nekk ci da ngay nekk ci ginnaaw topp bu fekkee ne da nga jël engagement ni diw laa choisir comme sama leader boo demee ba kooku doyatu la da nga am liberté totale parce que du force du fetel du pistolet du leneen engagement la c'est personnel boo ko jëlee jox ko benn nit mooy jox nga ko sa kàddu politique jox nga ko sa engagement du ma la jiitu c'est comme l'armée on ne baisse jamais les bras mais munoo am engagement ne lii diw laa topp ci wàllu politique mooy sama mentor mooy sama leader nga am liberté démocratie dafa am mais munoo am liberté di ŋàññi sa leader di wax ci loo xam ne moom nga jiital ci wàllu politique di ko wax lu la neex te fekk da nga am engagement àndul malgré li démocratie am yépp laalul loolu. léegi li ma la bëgg a laaj mooy ñi nga xam ni dañoo jàpp ni dañoo waaf ci li fi mujjee xew jàppale wuñ Macky Sall wala dañuy ŋarale est-ce que loolu li ko waral du li Macky Sall nekk ci dernier mandat moo tax mu demee noonu. yaa ngi may poser ay questions yoo xam ne mbir la yoo xam ne loolu problème mu nit ki la rek d'abord. dernier mandat bi laa waralu ko. mën na am da nga wax sa souhait mais doo yàlla problème politique mbir suñu borom la Macky Sall mii toog nii tey bu ko yàlla naralee mu jiitawaat réew mi mënoo ci dara mënuma ci dara kat. mais gars ñi nee nañ yoon mayu ko. déglul ma wax la rek. yoon mayu ko mu yuutuwaat. ñaari mbir la rek. man ak yow ñun ñaar yëpp soriwuñ ci wàllu juriste. xam naa ne doo dañuy déglu borom xam-xam yi doo profession juriste man du man sama njàngum école sax soriwul xam nga man nag kon kenn du ma dëkkal ci wàllu juriste yow mii am niveau sax ba intellectuel ci wàllu njàng doo juriste da ngay limité foo xam ne lii fu sa xam-xam yam ñu ngi déglu juriste yi. waaw di man ni ngi leen di dégloo noonu laay déglu am na juriste yi may wax lan lañ may wax yow tamit da nga koo xam da nga xam juriste yi ñu may wax est-ce que dafa bokk ak li ñu may wax. Ismaïla Madior Fall mi jege président nee na mënul ne. Ismaïla musula wax loolu. ah kay.
kan la loolu ko tamit xam nga doo toog fii di ko wedd. ma ne doo génne lii nga teg ko. ci kaw askan bi yëpp. ma ne su ko Ismaïla Madior Fall c'est un professeur. Ismaïla Madior Fall boo koy wax ci wàllu tension boo koy wax ci émission nga nekk Sénégal yëpp di lay déglu ak diaspora da ngay wax loo xam ne lii am na loolu amul luñ ci ragal. déedéet Ismaïla Madior Fall attention Seydou Gueye ñoom ñëpp. attention ba ci Macky Sall ba ci Macky Sall nee na pare naa ci. bu sa xol bi jóg defal ndànk rek Babacar defal ndànk rek Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior professeur la am na xam-xam di jàngale fu njàng gën a yam fa lay joxe ay cours kooku du la wax lii te loolu li muy jàng nii bi mu koy jàng xamutoon ne Macky Sall dina fallu ci réew mi li muy jàng nii bi mu koy jàng xamuloon Macky Sall. yaa ngi wëral question kon kooku bu demee ba jàng ba am xam-xam buy wax du Macky Sall moo tax Macky Sall ma ne nee nañ bi mooy kenn dernier laa wax mandat loolu Macky Sall moo ni pare naa ci xanaa ma ne dégguloo loolu déglu max la rek loolu mbir suñu borom la laaj ma ay question yi ma la war a poser nga bañ a wax ne dernier mandat ou avant dernier mandat kooku mbiru yàlla la mbiru yàlla la du man du yow mbiru suñu borom la ragaloo ni bis bu Macky Sall toogee naan day sampaan dëndëm dëkk bi yënguwaat. xam nga da ngay comprendre benn affaire Sénégal gii dafa am lu yàlla def fi suñu kilifa diine yii ci ñenn ñi di leen xeeb te xamuñu li àdduna di doxee li fi ñu jógee dafa sori trop nit mënul jógee ci maam Serigne Touba nit jógee ci maam Alaji Malick nit jógee ci maam Seydi Cheikh al Islam Ibrahima Niass ak ñeneen Seydina Issa Laye ñooñu yooyu may yàlla may ñu ñooñu bokk si ñun seen deret yaa ngi fii chance bu rëy la di Sénégal li am te dañ ko war a bàkkoo di ko ndamoo moo tax seen i ñaan da ngay baab da ngay dóor baab may leen loolu noonu ma ne la loolu ñaan la yow xamoo loolu yow gëmoo loolu yow kay kon nag ko boo may naan lan lay baabe li ma fi wax est-ce que dama fi jàdd yoon est-ce que loolu dafa war a tekki ni ñooñu déedéet non dama lay naan réew mi laa la wax boobu waxuma la ci cadre politique est-ce que mag ñooñu seen tëdd gi ñu tëdd Sénégal war naa tekki ni yéen ñi politique da ngeen war a def leen neex tegaluma la jàpp ne cadre rek dëkk bi politique du dama lay naan ñaan bi fi yàlla def yëngu-yëngatu bii bi ngay wax moom laa lay tontu am na loo xam ne du fi mus a am ci biir réew mi parce que ñooñu saa ñu jullee du man du yow réew mi la ñu ñaanal Sénégal la ñu ñaanal. ba lu leen neex def. c'est-à-dire que pas lu ñu neex def lan mooy lu ñu neex def réew dafa am ay charte am li ko ŋànk réew kii dafa am expérience ci état nekkatu ci xale bu doon tey ku génn chef de l'état mën naa joxe ay cours day jàngale mën naa créer ay université yoo xam ne day jàngale état bu loolu amoon ci biir àdduna bi mën moom mii Macky Sall mën naa choisir loo xam moi monsieur man maa la wax loolu. xam nga lu tax Macky Sall bu nga jógee ci directeur général jógee ci directeur général troisième mandat ñëw ministre de l'intérieur ministre d'état des collectivités locales jógee foofu président assemblée premier ministre chef de l'état loolu lépp nee naa la bu amoon na ay université yiy jàngale état nan la ñu yoree réew nan la ñu yore état Macky Sall mënoon naa jël loxam yëkkati dinañ ko naan yow la ñu jiital ndax expérience bi mu fi yor wax ma kan. c'est que bu ñu lay dégg depuis Senghor. bu ñu lay dégg wax ci Macky Sall dafa mel ni yonent Babacar. Senghor. booy wax ci Macky Sall day mel ni Macky am na carrière bu rafet. carrière bu rafet ci jiitam Sénégal. Abdou Diouf carrière bu rafet ci jiitam Sénégal. Abdoulaye Wade carrière bu rafet jiitam Sénégal mais le quatrième président de la République Macky Sall sama laam tooro le meilleur CV des chefs d'État depuis indépendance jusqu'à nos jours loolu mënoo ko weddi. xam nga wax ma kan moo fi am loolu. dañ koy weddi d'abord xam nga lu tax ñu koy weddi lan moo tax expérience am ñu koy weddi lan moo tax. xam nga lu tax ñu koy weddi rapport yi fi génn jàngat yi fi génn. ci Sénégal ni mu delloo ginnaaw ci démocratie ni Sénégal delloo ci démocratie. del déglu yaakaar naa man journaliste bi may faral di gis yëpp dañuy poser ay questions toog di xaar réponse mais tontu mais bu fekkee ne yow émission bi may def man nga bëgg ma wax ak askan bi te yow mi yaay toog di wax léegi kon bàyyi léegi ma posé la ay question ngay répondre. non dama ni. waaw déglu rek dama ni Farba Ngom sa xol bu mu jóg nag waxal ndànk rek. ma ne la sama laam toor li ma la ci wax je l'assume. nga xam mu nekk dans une république nga nekk député toog fii naan sama laam toor toi aussi. ay waay Samba li ci des nag deret la. yaay wax état di fuural état di ngandal état nga toog fii di député bi ndombol tànk la. député bi nga gis nii c'est mon deuxième mandat ndombol tànk la. on est dans une république ma ne député bi ndombol tànk la république terewul ay juddu. fan la ko dindee wax ma ban loi moo la ko wax république terewul ay juddu dafa bokk ci suñu culture réew
te kenn mënu ko dindi sama laam tooro noonu laa koy waxee parce que ku nekk man dama ko fan yàllaa ko dogal dama ko fan lool sama laam tooro laa koy wax même bu taxawee ni face à sama laam tooro laa koy wax. da ngaa dóor Macky ba muy wëndeelu. ma ne dama lay wax rek meilleur CV des chefs de l'État de ce pays loolu mënoo ko weddi mënoo ko dindi. ma ne d'abord maire démocratie bi ak liberté yi. dellu na ginnaaw ci Macky Sall république bi jaar. nekk démocratie ak liberté yi dellu nañ ginnaaw ci nguuru Macky Sall. déglu ma wax la rek un chef de l'État koo xam ne jaar na nekk maire d'une commune maire expérience bu doy la population yi ngay jege ngay waxtaan ak ñoom te ñaari mandat attention dafa nekk maire. bi ñu ko dàqee assemblée nationale mu jël mbubb bi ko faloon ne démissionné na baal na leen lépp. parce que xamoon ne dañ koy dàq. bu ko fa xaar su yaboo léegi dafa def lu gën a yomb nag suñ la naree dàq nag suñ la naree dàq yow nga doyloo leen yow liñ la dàq woon joxaat leen ko nag. da nga def lu gën a yomb mais biñ demee élection est-ce que boobaa ñoom ñoo ko fal askan bi Fatick ñoo ko fal dellu siwaat ko ci Benno Siggil Sénégal mu nekkaat maire ku jógee ci nekk maire di raam ci université publique yi la jàngee école di raam ba egsi à son niveau moom kese doy na expérience moom kese nee naa la bu amoon ay université fu ñu jàngalee comment on gère un état kese loolu lañ fay jeg classe bi Macky Sall am kenn du dem feneen ci biir réew mi fii Sénégal loolu mën naa ko wax ne xam nga ci dara amul kenn ku remplir un meilleur CV comme Macky Sall. wax ma kan la xam nga Farba Ngom vraiment loolu amalul njëriñ askan wi. lu tax li amal njëriñ askan wi mooy. waaw dañoo seetlu ne sax léegi président bi dafa xaw a ñàkk kersa xoolal interview bi mu defoon 31 décembre ñuy wax ay manifester ba daal man du ma gis lu xonk et cetera malheureusement sax gis na lu xonk te malheureusement deret la mooy bakkan yi root fan yi est-ce que Macky Sall mi nga ne ci système public bi la soxee ko tey jii bewul bew goo xam ni sax moo ko jural jafe-jafe yi mu nekkee bakkan yi root xam nga kuy responsable kat kan moo responsable bi bépp bakkan bi fi root responsable il s'appelle Ousmane Sonko. accusation bu graaw la maa la ko wax. na ma porte mën na laa yóbbu ci yoon ban accusation na ma porte plainte suba. accusation d'homicide xanaa yow déggoo li ma la wax. yow léegi jël nga kàddu nekk Ismaïla Madior moo la fi wax. te yaa ngi doon accusé yow man mérite naa ñu porte ma plainte yow mérite ñu porte la plainte. luy lay am problème. vidéo Ismaïla Madior Fall yaa ngi fi. non alors que lii ki nga xam ne moo jël ñaari conférence de presse jël kàddu di wax nag. lu mu wax lan la wax nañu génn. nañu génni waxul nañu rey taal waxul nañu rey taal bi rey mënu ci génne waxaat bi ci gën a garaaw nag bi gën a garaaw boo xam ne loolu rek war na koy indil problème mooy deuxième vague kay mën nañ koo gis ci corona mën nañ gis deuxième vague ci ay taal mën nañ gis deuxième vague sax ci ay sàcc mais deuxième vague mën na signifier aussi defal ndànk rek mais pression sur le pouvoir yooyu yaay defaraat kii jël kaddu ma ne kii jël kaddu du wax deuxième vague xam na ne mën naa nekkaat lii mën naa nekk leneen lu tax du leeral loolu kii jël kaddu ne deuxième vague am na ñu ngi koy xaar ci deuxième vague bi on l'attend avec des pieds fermes deuxième vague ñi nga xam ne événement dafa am ñu ñàkk ci ay bakkan ñi nga doon moment bi nga jógee dem di jaale